asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa adduna bi man la seen xarit Amina ma dellu si waat ak yéen ci beneen numéro Look sur la vitrine 2 tey nag ñu ngi nekk fii ci Médina juste ginnaaw mosquée omarienne bi ñoo fekk si suñu xarit bu ñuy wax Vicky Collection nag ku ko dëgg xam ne dafa yëngatu ci lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu bopp ak ci wàllu maquillage maanaam mbaxane perruque ay dreadlocks ay sisterlocks yi nga xamante ne dafa xew si jamono lépp luy maquillage tamit pédicure manucure soin du visage ak soin des mains et des pieds dañ koy defee fii alors sans plus tarder dañuy dugg ci biir wala lépp lu Vicky Collection di def topp leen ma c'est tout de suite dans Look sur la vitrine 2. Doma tere dundu man ndax sakulo ma kulay tere dundu moom na fekk mu moom la yow ndax yenn saa ni teg la coono delu nekk ci noflaay su ko nangoo ba mu sonal la yaa ko teg sa bopp waay mane defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg dunda sa dund bu leen faale yéen ñi sa xol la may nural waxti de sa fu ma door yi de yëguma ndax sama yaram a blende joxoo ma lekk joxoo ma naan moomu loo ma yow mi leen dooma teele dund dooma teele dund ngay duga ka daanu ñu ne kii de jàmbaar la di añe ci àll bi réere ci mbedd mi ñu naan la ñafe ko noonu la bu amee te amul nit ci la doon ñu ne lu baax ñu ne njëkk saaga ngay duga ka génn di ko lijjanti ñu naan la yow mi de caaga nga buñ la tere dund doo ma tere dund doo ma tere am ma jóg te loo ma def baal naa la dimbali jël ci ba xëy bi gën ci xanaa de yow mi de sonn loo dundal kenn mu la àdduna noonu la nag ku nekk dund jàmmam tere ma dund bëgg di dund say ma xamal loolu xamul woon doo ma tere dund doo ma tere dund doo ma tere dund àdduna yàlla ngay jaamu boo ko deful di nga gaañu dundu leen li ngeen di dundu ñu yéenam te jàmm àdduna yàlla ngay jaamu boo ko deful di nga gaañu dundu leen li ngeen di dundu ñu yéenam te jàmm ndax yenn saani teg la coono delu nekk ci noflaay su ko nangoo ba mu sonal la yaa ko teg sa bopp waay mane defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg dunda sa dund bu leen faale yéen ñi sa xol la may nural waxti de sa fu ma door yi de yëguma ndax sama yaram a blende joxoo ma lekk joxoo ma naan moomu loo ma yow mi leen doo ma tere dund doo ma tere dund ngay dugg ak daanu ñu ne kii de jàmbaar la di añe ci àll bi réere ci mbedd mi ñu naan la ñafe ko noonu la bu amee te amul nit ci la doon ñu ne lu baax ñu ne njëkk saaga ngay dugg ak génn di ko lijjanti ñu naan la yow mi de caaga nga doo ma tere dund doo ma tere dund alors ni ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi fii ci Rebeuss entre mosquée omarienne bi ak police Rebeuss bi fekk si fi kii di Victorine ci Vicky Collection dañ koy bàyyi léegi mu daal di nuyoonte ak yéen. asalaamaaleykum waa Sénégal nuyu naa leen man la Victorine borom Vicky Collection maa ngi leen di dalal tey suñu biir salon suñu institut de beauté ñu ngi Rebeuss à la rue Dial Diop. alors donc Vicky dañuy gis ne salon de coiffure nga yore mais en même temps gis nañu ngay def ay différents services yu bokkul est-ce que mën nga ñu wax exactement lan ak lan ngeen di def ci biir Vicky Collection.
Vicky Collection boo fi ñëwee am nañ lépp loo xam ni tout ce qui touche à la beauté de la femme en fait. D'accord. dañuy commencer pédicure manicure def pose ongle vernis permanent defar la sa bopp létt la defar la tissage ou luxe dañuy jaay ay yére jaay mèche. mën nañu ne ni chez Vicky Collection lépp la ñuy def tout ce qui touche à l'esthétique en fait lépp pour rafetaayu jigéen rek ñun ci la ñuy yëngu. alors donc Vicky wax nga lu am solo léegi mooy esthétique donc dañu gis ne léegi salon yi def esthétique dafa bëri pourquoi nga choisir esthétique ndax loo jàng la wala passion la ci yow. mën naa ne d'abord lépp li may yëngu passion la d'abord passion la dama ko bëgg en fait parce que du sama formation. D'accord. du moom laa jàng. D'accord. dama ko bëgg depuis xale et. au fur et à mesure c'est venu. voilà. est-ce que doon nga def ay formation pour mën a yokk sa xam-xam ci esthétique. si après formé wu naa bi ma commencé ba ubbi boutique bi. ci laa dem Chine def formation onglerie ci laa commencé di dem pays yu bëri pour mën a am beneen xam-xam loo xam ne amul Sénégal pour ñu essayer ko def ko fii. D'accord, donc si je comprends bien da nga commencer par une passion nga mujjee def formation pour mën a gën a yokk sa xam-xam. waaw d'accord donc da nga wax sànq lu am solo loo xamante ni léegi xale jigéen ñi dañ ko bëgg muy Sister Locs donc est-ce que mën nga ñu expliquer un peu pourquoi avoir choisi de faire des dreads. mën naa ne ni léegi boo xoolee mën naa ne ni monde bi yëpp ñëpp dañoo revenir au naturel. les cheveux crépus. afro juste pour valoriser suñu culture parce que. jigéenu africaine boo ko xamee ci karaw bu crêpe nga ko xamee naturel ce qui fait que nit ñi xale jigéen yi bëri dañoo revenir au naturel ci loolu pour mën a coiffer seeni karaw def dreadlocks yi am na Sister Locs yi am na ñuy def aussi dreadlocks parce que Sister Locs yi boo ko defee dina yàgg sa bopp dina def ay 1 an 2 ans te pour def soin yi du métti mën nga ko def sans problème mën nga ci def sa perruque c'est easy daal noppale na torop noppale na. donc Sister Locs yi da nga koy def pour une durée bien déterminée wala bu la neexee mën nga ko def à vie. waaw bu la neexee nga def am na ñuy def 1 an dindi am na ñuy def 2 ans am na ñoo xam ne sax dañuy ñëwaat ñu ne ñu que dama bëgg a continuer ay locks définitivement. parce que dama nekk à l'aise sonaluma ci dara te rafet na. am na ñu bari dañ koy continuer nekk rasta woman à vie. d'accord parce que ñun fii dañu gis ne li ci ëpp rasta ni ñu ko miinee ñu koy def mooy Baye Fall yi donc ku bëgg a def rasta da ngay dem ci Baye Fall yi ñu jàngal la ko wala ñu defaral la ko. donc yow c'est en Chine nga ko jàngee wala ban dëkk nga ko jàngee. rasta yi man maa ngi ko jàngee entre Nigéria ak Bénin. d'accord Nigéria ak Bénin laa jàngee rasta yi. parce que bi ma ko commencé gis américains yi di ko def et tout. ma ni pourquoi pas ñun Sénégal après ci laa kiiwee ma ut samay recherche ma dem Bénin def formation bi ak Nigéria am mèche yi ak matière première bi ma jàng nuñ koy defaree après ci laa ñëw Sénégal di ko fi def aussi et ça fait longtemps defal nañ ko jigéen yu bëri Sénégal defal nañ ko ñu bëri. d'accord est-ce que c'est compliqué de faire des locks est-ce que liggéey bi dina yàgg est-ce que métti na. naka nga koy dundee daal. xam nga rek looy def par passion du métti on est à l'aise ci defar bi certes jël na temps boo koy defar parce que ki client yi dañuy woote sur commande ñu defaral leen ñu won leen photo yi ñoom ñu choisir am na ñuy déplacé wu ñëw xool ba li leen neex ñu defar leen en fonction ci li ñu choisir après ci la ñuy ñëw ñu defal leen montage bi léegi buñ ko monté seen bopp. des fois am na ñuy def 4 mois am na ñuy def 5 mois ñuy def 6 mois am na ñuy def 10 mois ba 1 an du coup da nga leen di woo sax nga ne leen waa doo ñëw fireeku dañ leen naan léegi daf ma noppal tellement que aw ma sax envie fireeku après am na ñuy ñëwaat pour resserrage def seeni shampoing ak seen routine capillaire parce que ak dreadlocks yi mën nga def ay soins mën nga dugg casque mën nga traiter sa karaw c'est pratique en fait c'est pratique. d'accord nit ñi jël nañ ko torop. bu baax gis nañ ko xale yu jigéen ñi léegi majeure partie bi da ngay gis dañuy def dreadlocks mu nekk synthétique wala naturel c'est quoi la différence entre synthétique bi ak naturel bi. waaw comme da ngay ñëw rek tey ji nga ni damaa bëgg a mèche simple kii naan cheveux naturel laa bëgg. mèche simple ku nekk ak li nga am. mais boo ñëwee chez Vicky Collection am nañu gamme yu bëri lu ñu la mën a proposer. ku nekk yow yaay xool en fonction yow sa xaalis sa poche loo bëgg rek lañ lay defaral. mais am na naturel am na synthétique am na semi naturel
qualité yëpp am na yu jàpp teinture bi yi jàpp teinture mooy naturel bi naturel mën nga ko defar teinté ko nu mu ko bëggee bu ko bëggee ñuulal aussi ñu ñuulal ko sans problème semi naturel bi boobu du jàpp teinture mais am na ay bout marron yu ñuy jël ñu raccordé ko ci mèche bi mooy tax mu am bout bi mu bëgg en fait voilà lox yi mën nañ bu am défrisage comme carreau bu crépus yëpp lañ ko mën a defee en général cliente dañuy laajte dama bëgg def lox mais sama carreau dafa am défrisage ma ne leen loolu du problème boo ñëwee rek dinañ la defaral lox yi ak sa carreau sans problème parce que am na benn kii boo xam ni qualité mèche bu ñu am même carreau gi lu mu am défrisage buñ ko si jaxasee tuuti rek day téye comme ki am carreau crépus ce qui fait que lox yi moom képp ku bëgg a def lox rek nga am carreau sa bopp rek mën nañ la ko defaral sans problème. D'accord. Voilà. D'accord. Important bu ñu waroon a aborder parce que même man mii dama jàppoon ne carreau bu ñu défrisé du jàpp lox donc là je pense que tout est clair. donc am nga loo wax sànq ci sa biir wax. mooy dressing bi ngeen am ci kaw donc est-ce que mën nga ma expliquer yére kan nga jaay yére xale wala mag wala góor wala jigéen. ñun yére jigéen la ñuy jaay. yére jigéen am na yére mag am na âge yëpp. D'accord. jongama yi comme mineur yi am nañ xale yére pour ñëpp am nañu ay yére pour dem bureau ay robe pour cocktail robe cérémonie de mariage ak robe de mariée aussi robe pour mariée yi. ah da ngeen di jaay robe de mariée. waaw dañuy jaay robe pour mariée yi. ça c'est bien de le dire. donc ma di leen fàttali rek yéen a ngi nekk ci seen biir émission Look sur la vitrine 2 tey nag ñu ngi ñëw fii ci Rebeuss seet si ki ñuy wax Victorine moom mooy gérante Vicky Collection Vicky Collection nag comme ni ngeen ko waxee sànq lépp lu jëm ci wàllu esthétique di rafetal jigéen ci la ñuy yëngu waaye tamit di rafetal jongoma yi ak jeeg ju ndaw ji ak jongoma mineur yi comme ni ñu koy waxee rek donc Victorine dafay def lii di maquillage day def soin day def pédicure manucure gis ngeen bi ñu ñëwee ni ñu defal daal di ñuy retapé waat ba ñu jekkaat macha allah ba ngeen mën ñu xool waaye tamit dafay def soin capillaire day def tamit li ñuy wax perruque cheveux naturels day def dreadlocks di def sisterlocks bi nga xamante ni moo xew ci jamono waaye tamit am na dressing su nga amee cocktail wala ngeen am mariage ngeen bëgg a jënd robe de mariée ñëw leen ci Vicky Collection lépp loo leen soxla ci wàllum sañse ak defaru ba jekk boo leen ñëwee fekk leen ko fi donc Victorine li ñu bëggoon a xam mooy quels sont les projets de Vicky Collection. projet Vicky Collection yi bëri na trop. déjà ñu ngi bëgg a def ay ateliers pour genre partager suñu xam-xam ak waa Sénégal ak monde entier parce que dañuy déplacé wu dañuy dem ba France pour def ay cours ci dreadlocks yi et tout et pourquoi pas le faire au Sénégal. vu que bi ma ko bëggee dama dem ci dëkku ñag yi pour jàng ko pourquoi pas partager ko ak waa Sénégal ce qui fait que ñu ngi commencé di mettre benn agenda en place pour mën a xool nañ lañ ko defee ak ñi intéressé au biir Sénégal. formation yi moom nag ak atelier yi moom man ku ma fa dëgg ne ma mas dinaa ñëw dañ si kumpa parce que j'ai vraiment envie de découvrir comment est-ce qu'on fait les dreadlocks ak twist yi naka la ñuy defee montage bi. twist yi waxuloo ci. ak twist yi aussi. c'est à la mode nit ñi bëgg nañ ko trop te oyof na te en général ñi ñu koy gën a proposer mooy ñiy def traitement de cheveux. parce que ku ñëw day naan sama karaw dafa rag du coup dañ koy proposer cliente parce que dafa oyof neex na. mais li ku karawam gàtt mën na ko def. mën na ko def parce que ci biir ay renversé la ñu jël ko crochet. d'accord voilà. d'accord donc Victorine merci beaucoup ce fut un moment très plaisant donc ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ak suñu internautes yi le mot de la fin. man maa ngi remercier d'abord samay clientes Vicky Collection parce que sans ñoom Vicky Collection du exister booba léegi jàpp nañu elles sont fidèles vraiment awma seen fay ma remercier équipe Vicky Collection aussi parce que ça fait 6 ans on est là ça fait 6 ans ñu ngi fii di liggéey jàpp nañu bàyyiwuñu ma remercier sama parents ma remercier sama yaay remercier sama communauté fidèle voilà par la même occasion may lancer appel waa Sénégal yëpp ne leen que Vicky Collection yemul ci ay lox kese Vicky Collection day teg greffage day jaay cheveux naturels day jaay ay mèches crochet lépp loo bëgg daal dañuy teg di def ay chignon ay torsade ay tresses lépp loo bëgg daal ci rafetaayu jigéen boo ñëwee Vicky Collection di nga ko am. rawatina ci tabaski bi ñuy jub si sans oublier waa diaspora ñu ngi def seen i commande cheveux seen i commande lox ñu leen koy yónnee yéen ñu nekk Sénégal nag gaaw ñëw chez Vicky Collection
am na tarif yu neex pour yéen parce que dañoo wàññi nañu tarif yi comme ça ku ñëw ku ne nga mën a lettu nga am soin bu la neex daal ñu ngi leen di xaar chez Vicky Collection. maa ngi remercier waa Sama Look ci initiative bi ñu jël vraiment rafet na ñu ngi ñuy jàppale pour ñu gën a fës ci biir Sénégal seen liggéey rafet na car macha allah amuñu seen fay bu ñu jàppee ba léegi baawuñu te ñoom lépp la ñuy def loo xam ne daal mën na la fësal ci biir Sénégal fépp dans le monde entier ñoom ñu ngi koy def vraiment maa ngi rafet seen liggéey. jaaraama Sama Look. Sama Look tamit mu ngi lay jaajëfal yow Victorine yow mi ñu dalal tey ji ci sa biir complexe bii di Vicky Collection donc ma fàttali leen ne lii lañ leen fi indiloon ci seen émission Look sur la vitrine 2 tey ñu ngi woon fii ci biir Rebeuss entre commissariat wu Rebeuss bi ak mosquée omarienne bi seet si kii di Victorine mooy borom Vicky Collection comme ni ñu ko waxee sànq rek Vicky Collection lépp lu jëm ci wàllu esthétique jaaree ci bopp ba ci tànk dañ koy def dañuy def pédicure manicure soin du visage soin capillaire dañ lay defal tissage boo bëggee ñu defal la sister lock wala dreadlocks yaay choisir donc noonu leen ko bëggee rek ba la ñëwee fekk ko fi donc maa ngi remercier sama caméraman bu ñaawul bi di leen dig daje beneen yoon dans Look sur la vitrine 2 ak keneen